ay nit génn ci la ñuy woowee internet bi wax lu dëppoo ak yoon mbaa ñu yàq wane ay image yu jàmbur lépp daañu ci ñëw incha allah ci biir xabaar dum gu yar ni gis faram fàcce gi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV ñu tàmbali xabaaru marax jëm ci li nga xam mooy ñaxtu étudiants yi nga xam ñooy étudiant wu école supérieure polytechnique ak yu UNICEF dañoo wane seen naxaru xol la ñuy wax mooy seenu nekkin bari na benk ñenke lool restaurant yaak na mu ñàkk a ubbee lii moo tàng seen xol tax ñu xëy wane seen naxaru xol dañ ci ànd ak Codé Ndiaye. étudiants yi nekk ci école supérieure polytechnique ak école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel ñoom mer ba fatu la ñu def la ko waral nag nee ñu toog nañu ñaari weer gannaaw bu ñu dooree seen ay cours ba tey ji seen restaurant yi kenn tijjiwu ko loolu sax jural leen ay jafe-jafe ci seen restauration. jàng naan weer te dëkkuñu te loolu musul am 2 semaines avant ñu daan commencé dañuy dëkk Cheikh Oumar Anne rek moo fi mos a def loolu ñu weer dëkkuñu ñu dëkk. toogaat weer muy ñaari weer dunduñu Cheikh Oumar Anne moo ñu war a dundaluñu millions yi ñu war a dundale xamul da koo jël fële dem di ko campagne lee Macky te loolu journée de l'élevage la ñoo ngi nii amul lu lekk loolu du dëgg du yoon tey jii Macky Sall moom la ñuy waxal monsieur le président de la République dañu bëgg Cheikh Oumar Anne su mënee nekk tey sax mu jugee direction du COUD. yi leen ndongo nag daal di joxoñ baaraamu tuuma kii di directeur du COUD ndongo yi jàpp ne njiitu COUD bi deful la ko war ci dossier bu ni mel rax ci dolli kenn mënu koo jot ci téléphone am. instant bii ñuy wax ak yéen Macky Sall moo ngi dem njuum si journée de l'élevage Cheikh Oumar Anne ñoo ngi nii xiif amuñu lu ñu lekk mënuñu fi ñukk dem fële di accueillir Macky Sall moom directeur du COUD la wala ministre de l'élevage man su ma fàttalikoo ne Cheikh Oumar Anne wala ma dégg ñu ne Cheikh Oumar Anne suñ école la jàngee te foofu lay jàngalee wallahi sama yaram day daw. woo nañ ko si juróomi numéro yi mu am yëpp woo nañ ko si mënuñ koo jot. étudiants yi nag daal di dox ab doxu ñaxtu dalee ko seeni ay école ba direction du COUD gàddu seeni ay banderole ñoom nag fas nañ yéene lawal xeex bi ba àdduna yëpp dégg ko su fekkente ne njiitu COUD deful dara ngir saafara bi la jafe-jafe. Codé Ndiaye jaajëf lu jëm ci ñaxtu étudiants yi doon ñaxtu tey jii DTV jot na jéem a jokkoo kilifay COUD kii di conseil spécial directeur COUD di Khalifa Babacar ci boppam Khalifa Babacar Diagne jàpp na ni mbir mi léegi mu sotti ndax ñu ngi ci ay pexe dénk na kàddu Codé Ndiaye. boo seetloo COUD ñaari restaurant yooyu ubbiwul bokk nañ ci restaurant yi gën a tuuti li ñuy jël ci ay étudiants et restaurant yi leen gën a mag sax fi ñu toll ni ubbi nañ pour wax ne du ay jafe-jafe yoo xam ne dafa comme dañ ko mën a méngaleeg suñu mën-mën wala suñu ñàkk a mën-mën waaye lu am la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor restaurant yi ba pare am ay jafe-jafe boobu ba léegi ñu ngi jël suñu kéem kàttan pour fexe ba restaurant yooyu ubbiwaat ci lu mu gën a gaawee lii am mooy repreneur bi dina gagné marché ba pare am jafe-jafe parce que buy gagné day présenter ab ay këyit mën nga am ay këyit yu baax yoo xam ne mooy tax ñiy joxe marché public bi jox la ko mais boo jëlee marché bi di ko dawal tuuti day sooxe wala repreneur bi am loo xam ne dañ ko war a jox ñu jox ko fii ci COUD mu war a dem jëli xaalisam ci trésor mu am jafe-jafe moo tax démb ci ngoon directeur COUD def na lépp pour wax ak autorité trésor yi ba ñu promettre ko ne ko tey jii ci suba dinañ fay repreneur yooyu bu loolu amee ñun dinañ jël suñuy disposition pour restaurant yi mën a ubbi ci lu mu gën a gaaw a gaaw. xibaar yooyu jëm ci wàllum njàng ba tey jàpp leen fexe ba gën a méngale njàng mi ak xarala yu yees yi am na solo lool waaye internet bi waaye ci wet ga am lu ñuy wooye cybercriminalité ay mbir yoo xam mi ngi jaar ci internet bi di yàq liggéey bi moo tax tey jii ca UCAD moo am fa tàggat gu am solo gu fa am tàggat jàngalekat yi waaye tam étudiants yi ban gën a xam njombe yi ne ci wàllum internet nu su ko mën a wattandikoo ba mu jur ci ñoom njariñ Abdoulaye Ndiaye. benn établissement benn logiciel loolee mooy njariñu projet bu yees bi ñu daal di fësal tey bokk la ci li ko tax i jug tamit mooy fexe ba indi saafara ci jafe-jafe yi école Sénégal jànkuwanteel waaye gunge ñi di jàngalekat yi ñu gën a mën a ñaax ndongo yi ci njeexantal yu bon yi am
jóge ci wàllum cybercriminalité yi. nag li ko gën a tax a jóg mooy tey jii ñu indi rupture ci wàllum ni ñuy yore école yi da ngay gis école bi day yor logiciel bi keneen ki yore logiciel boole et cetera nga xool tey école yi nga xamante ne ñoo gën a sori ci Sénégal ñu nekk ci àll bi ñi nga xam ne amuñ courant amuñ internet lu ci ëpp ci ñoom daanaka mën naa la wax ne duñ mën a utiliser logiciel parce que amuñ stabilité tey nag ñun ñu indi rupture c'est-à-dire que nga nekk Dakar nga nekk Dindi Felo nga nekk Ranérou yéen ñëpp yéen a bokk même logiciel bu ngeen di utiliser te doo leen dépendre ci internet daanaka doo leen ko utiliser loolu boo leen bëggee peut-être yónnee yenn documents yi wala yenn pièces périodiques comme on l'appelle dans le jargon enseignement waaye tey jii li ci gën a taxaw ci mbirum Cloud for Education bi événement bi nga xam ne moom lañ organisé mooy daal di sensibiliser enseignants yi ci lu jëm ci wàllu cybercriminalité. jëfandikoo nag jumtuwaayu xarala boobu dafa laaj xam-xam bu am solo lu ni mel nag waral ñii di jàngalekat yi ci ay bés yu néew daañu leen tàggat. exactement tey jii nekk nañ ci présentation pour lancement projet bi incha allah bu ci ay fan yu néew bu neexee yàlla danañ école bu nekk dana yónnee ñaari ndawam ñu daal di leen gën a tàggat ci mbirum logiciel bi pratique ba nga xam ne ñoom bu ñu delloo si seen école dañu mën a tàggat seen yeneen mbokk professeurs yi nga xam ne ñoo fa nekk personnel bi ngir bu ko defee logiciel bi utilisation bi mën a fiable doo am benn jafe-jafe incha allah ci Sénégal bu mu daj. xew-xew bi doon fësal lancement bi le projet nimmeeku nañ fa teew jàngalekat yu bëri njiiteelu école yi waaye ñiy yëngu ci wàllum njàngale bi le projet nag dana tax njàngum Sénégal gën a mën a ñoŋ li lépp ci dëppoog xarala yu bees yi. ci benn wàll jëm ci mbirum internet fi mu toll ni tembe kenn amatul benn secret ba mën a nëbb daanaka ñoxor njaay nit génn ci internet wane ay nataalu jàmbur moo ne yoon da ko aaye waaye taxul askanu Sénégal yi sàmmanteeg wàllu gu ni mel. ñaare lu ci ëpp dañuy gis net bi ay photo yu doy waral ay vidéo yoo xam te ne bi seeni borom du leen neex benn yoon gëstub Ibrahima Fall. bàmmeelu biir amatul fii ci Sénégal la waaye daan dencal boppam léegi fu mu toll nii la ñuy waxtaanee. xaaral ma yónnee la benn photo boo xam ne bu ma photo lii ba pare dafa simmeeku solul nag nice toog. yàgg na laajal nday ba ma koy expliqué jour ba mu amee laa ñëw expliqué nday. rawatina ci WhatsApp Viber wala boog muy Facebook. am ñenn ci Sénégalais yi lu mbir mi jaaxal lool. bu dee da ngeen xuloo par exemple da ngay dem publier ko daal koy weer donc xayu suturaam te loolu ñun li ñuy def mooy dañuy ñaax nit ñi ñu xool bala ñoo partager benn information benn xibaar ci nit ñu xool ndax lii doon na koy gaañu wala déet. koo xamante ne am na nuñ lay yaree am nga bàmmeelu biir su fekkee ni sa diggante yàlla rek a tax am na yoo xamante ni doo ko wax même su la nit ki defee loo xamante ni metti na la. kenn ku ci nekk da nga war a xool sa tolluwaay ak la ngay def ndax méngoo nag sa aada ak sa cosaan ba boo wéetee xam li nga war a def. nit tamit même yow sa jëm bopp da ngaa war a am sutura am loo xam ne da nga koy denc pour yow sa bopp kese la waaw loo xam ne yaa koy denc mu nekk sa bàmbeelu biir mais pas lu nekk ngay partager. am na ay daan yu ñu nas ngir ñi nga xamante ni dañuy siwal doomu aadama yi te neexu leen. boo ko jëlee xibaar yooyu daal koy jox ñeneen te moom àndu si. ay daan mën na la ci fekk te loolu lu ñu naan loi sur la cybercriminalité moo ko prévoir te daan yooyu gis nañ loolu daan yooyu mën na commencer ci ay amende boo xamante ni mën naa ne 500 000 la ba 10 millions te mën na la ci tamit tëj li ko dalee ci benn at ba juróom-ñaari at. ay sénégalais yu siw boobu ba léegi ñoom la ñuy waxtaanee ñoom ñooñee bokk ci kii di Mbathio Ndiaye wala bokk muy Cheikh Sarr ba waral ñenn ñi jàpp ne fu mu toll nii la ngay dund nga bañ koo bokk ak kenn loolee moo jot. Ibrahima Fall jaajëf leneen ci xibaar mi ngi soxal bëccëg bi ñu jagleel tirailleurs sénégalais yi muy ay soldats yi fi nekkoon ak jamonoom duggal seen loxo ci guerre bu njëkk ak guerre yu mujj fi amoon lu ñu mel nag màggal nañ leen tey jileem delloowaat fàttaliku leen bàkk seenu njàmbaar ay kàngam teewoon nañu ko Jibi Sarr Dioni reportage. ci bi ñu tegee fleur bi ci lañu door màggal bëccëg bi ñu jagleel ñii di anciens combattants yi. atum ren ji ñii di tirailleurs sénégalais yu Verdun 1916 ñoom la ñu bàyyilee bés bi mu nekk ab hommage bu jëwriñ gi ñu dénk wàllu forces armées yaakaar ne légitime na ndax dañoo taxawoon temb ngir jàmm sax fi. maanaam di fàttaliku ay jàmbaari Sénégal jàmbaar yooyu nekk ay militaires. bii nii nag président dafa ni am na benn combat bu metti ci donc 1916. mooy donc la bataille de Verdun mu nekkoon bataille bu métti donc ay tirailleurs sénégalais yu bare daanu foofu. kuréel gi ëmb mboolem ancien combattant yu nekk ci réew bu Sénégal ak ñi nga xamante ne ni dañoo loru ci ay guerre ñëwoon nañu jëmmal bés bi ba mu taaru woon lool bu ñu sukkandikoo ci ki yor kàddu gi bés bi le dafa nekk bés bu am solo ci ñoom ndaxte fierté la ci wàllu nation bi ba noppi day tax nit ñi xam bu baax fa ñu jaar.
la journée du tirailleur. bés bi ñu jagleel tirailleurs yi nekk na lu am solo fàttaliku nag dundinuk ñi fi nekkoon ay anciens combattants bi maanaam ay jàmbaar yi fëkk dënn dana tax tamit ñu gën a ràññeekle seen njariñ gi ñu amoon ci wàllum l'armée gi bokk na ci itamit bañ leen a fàtte ci seen i sacrifice yi ñuy jotoon def am na solo itamit ñu joxaleen bu baax wàccuwaay ñoom yi les anciens combattants. Au ministre des Forces armées. ci fàttali bés bi ñu jagleel ñii di tirailleurs sénégalais yi ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ci atum 2004 la ki fi nekkoon njiitu réew mi di Abdoulaye Wade initié ko woon la mu ci jublu woon nag mooy sargal ñii di soldats africains yi nga xamante ne ni dañoo taxawoon temm jàppale l'armée bu France ci ñaari guerre mondiale yi amoon guerru Indochine ak guerru Algérie. delluwaat sargal mboolem ñu nekkoon ay anciens combattants doon taxawal Sénégal ca bitim réew. xibaar yi wuy ci benn wàll ndakaaru léegi mu dalloo liggéeyukaay ba mu sol fi nga xam mooy jam ñaajoom danay yokk xëyum ndaw ñi jëm ci wàllum investissement lu mu néew mën naa indi juróom-benn téeméeri xëyum ndaw ci biir réew mi lu ni mel sax day gën a tax ba liggéeyukaay ci biir Sénégal gën a farlu gën a dox jëm tànk koom-koom ndaje ma ci wate woon tey gën a xam projet boobu la dañ ci ànd ak Adjara Bonardi. Diass ci lu yàggul dara dina nekk ab zone économique gannaaw taxawal bi ñu bëgg taxawal ay xarale yu am solo jëm ci wàllum infrastructure ak ci mbirum industrie ñu tuddee ko Diass ñu nar ko tas ci juróomi fànn dinañ ko taxawal nag ci ab terrain bu toll ci 90 hectares ci lu soriwul dara aéroport international bu Blaise Diagne AIBD muy ab projet boo xamante ne dina tax entreprise yi gën a yokk waaye gën a jege ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci aéroport yi ngir seen koom mën a yokk. pour développer benn projet boo xam ne mi ngi nekk Diass si wetu aéroport bu bees bi projet boo xamante ne société yi nekk tey si aéroport bi ñi war a am seen entrepôt ak seen bureau dinañu mën a déménager dinañ mën a toxu si wetu aéroport bu bees bi pour continuer seen opération yi. ak Diass lu toll ci 600 000 xëy dina juddu gannaaw biñ ko financé ci lu toll ay milliards nekk na projet boo xamante ni it dina tax 400 entreprises dugg ci li nga xamante ni mooy ay yeesal. opérateur logistique yi ak opérateur de fret yi nekk si aéroport bi foofu la ñuy dem pour continuer seen opération aéroport bu bees bi su tijjee benn zone industrielle yoo xam ne entreprise yi nga xamante ne dañu war a produire pour exporter dinañ mën a am foofu seen usine ak benn zone de bureau boo xamante ne ñi nga xamante ne seen service dafa war a nekk si wetu benn aéroport wala si benn wetu benn zone de fret et logistique dinañ fa mën a am seen ay bureau mu nekk ab lëkkaloo diggante Tailium logistique Agility ak APIX projet Diass bi nag li mu bëgg rek mooy defaraat Afrique ñu gis ko ci beneen anam ñu nar a lim nag lu toll ci 300 consommateurs ak koom boo xamante ni toll ñett milliards ci suñu koppar at bu jot. laneen ci pexey koom-koom ci Sénégal ministre bi dénk wàllum jënd ak njaay ak baana yi di Alioune Sarr moom itam ndaje la nekk woon tey fii nga xam mooy ci Ndakaaru siq ko ay kàngam lépp jëm ci xarañaay ci wàllum koom-koom ci biir Sénégal gii am na sax rapport bu nu becc ci wàllu gu ni mel ni buñ ci awee du ñàkk suñu réew gën a suqali ci dañ koom-koom ne ko ñu réew Sénégal bëgg muy Sénégal gu émergé am na lu mu dénk Ndeye Fatim Lo. bu ay entreprise di jongante dafa baax ñu am kuréel boo xam ne mooy saytu loolu kuréel ñu tudd ko ay commission concurrence rapport bi nga xam ne moom la ñu waxtaane tey dafa indi ay misaal indi ay tegtal ci naka la ñu gën a mën a taxawale jongante ci entreprise yi fii ci Afrique loolu nag dafa am njëriñ ci réew ndax dafa baax ci consommateur ndax bu fekkee am na kuréel boo xam ne day tere entreprise yi mën a yokk njëg yi anam yu weesu dayoo loolu baax na ci consommateur ci pouvoir d'achat waaye tamit dafa baax ci entreprise ndax concurrence mooy tax entreprise bi di mën a yeesalaat ay jumtukaayam di mën a yeesalaat ay produits muy def kon wax dëgg yàlla lii lu am solo la fii ci Sénégal nag am nañu kuréel boo xam ne mooy commission nationale de la concurrence boo xam ne mooy saytu loolu nekk ci ministère du commerce waaye boo demee aussi au niveau sous-régional maanaam ci Afrique sowu-jant am nañ bu nekk au niveau CEDEAO am na bu nekk aussi au niveau UEMOA pour fexe daal ba sunu ay entreprise bërëb bi nga xam ne la ñuy jongante muy fii ci région bi ñu mën ko def ci anam yoo xam ne anam yu mucc ayib. jëlee Sénégal secteur téléphonie télécommunication xam nga ku nekk tey mën nga jël entreprise bu la doy nga dem wuti fa téléphone waaye njëgu téléphone wàññeeku na Sénégal bu fekkoon benn entreprise kese moo fi nekk di def la ka neex xam nga loolu du baax ci consommateur. concurrence lu baax la ci économie lu baax la ci koom-koom la boo amee économie bu dëgër il faut nga am commission également concurrence yu dëgër. xibaar yi ci benn wàll muy wàllum environnement fexe ba tàngaay jaww ji ñu war ko mën a wàññi la ñuy wax réchauffement climatique ndaje am na fee nga xamoo ci Marrakech bu yàggul
waxtaan bi tamit lañ ci jublu mooy fexe ba gën a dëggal lañ jëlee woon ndaje ma amoon ca fe nga xam mooy ca France weer ñu génn ba ko defee ñu gën a mën a wàññi jaww ji la koy yàq jëm ci wàllum pollution bi ndaje ma ci wate woon tam ci biir Ndakaaru yaatu woon na Ndeye Aram Touré. ndaje mi di COP22 dañ ca profito fexe xool nu ñuy mandargale la ñu déggoo woon ca Paris njiitu réew ak kilifa yi fa nekkoon waxtaanee nañu ponk yi nga xam ni soxal na coppite yi am ci jaww ji nan la ñuy def ba mën ko dékku réewu Afrique yi ñoo nekk ñi gën a sonn ci li ñuy woowee émission de gaz à effet de serre. li ñu gën a teg ci table mooy problème mu finance mooy koppar yi dafa am solo parce que dëkk yëpp ku nekk da nga am benn document càmbar sa li nga war a def lépp ci wàll woowu tënk boobu dafa laaj ay koppar yu takku yoo xam ne nii dañ ko état yi dañ ko war a am pour que jëmmal loolu nekk dëgg. ca Marrakech njiitu réew mi Macky Sall taxaw na fa taxawaay bu am solo mu soxal njàppanalu réew yu mag yi ci dëkk yu néew doole yi ngir ñu fexe mën a saafara coppite yi am si jaww ji Sénégal nag mi ngi amal ay jéego yu am solo ngir xeex jafe-jafe yooyu. Sénégal xaalul ba dem Paris ba accord bi entré en œuvre pour que mu jëmmal li nga xam ne mooy wàllam ci wàllu lutte contre le changement climatique moom waaye balaa ñu doon dem Paris déjà ñun amoon nañ président inauguré na ñaari centrale solaire te loolu am solo la et Sénégal fas yéene na paaru énergie renouvelable mooy énergie bu set boobu ñuy wax nga xam ne énergie bu dul yàq jaww ji fas yéene te ko yokk ci énergie globale am ba mu yegg 30% fii ak 2018 et yaakaar naa ne loolu ñu ngi ci def jéego yu am solo. COP22 waxtaane nañ fa wàllu koppar gi nga xam ni réew bu ne war na ko génne ngir ñu mën koo boole def ko benn fond bu ko defee dëkk yi gën a loru ci wàllu changement climatique mën di ko jëriñoo ci Paris kilifa yi ci teewoon ku nekk digg na ni dana bokk ci réew yi nga xam ni duñu lor àddina bi. Ndeye Aram Touré jaajëf leneen ci xibaar mi ngi soxal mbirum ñu seen borom dogal ñu amuk laago dund ak moom ci biir Sénégal dañoo boole seen bopp ci ay kuréel la ñuy wax nag mooy jot na li ñu wate woon ni ab loi nga yemale nit ñi am laago ñi amut laago ñëpp yem ci lépp lu ñu am ni fajukaay ci biir réew mi ak la ci aju lépp ñoom nag dañu leen wate woon fi nga xam mooy ci makkaanum APR fi ci Ndakaaru lu mel sax ne ñoom ñi ngi jàppal tànk président Macky Sall ci wàllum politique waaye bëgg nañ mu gestu leen bu baax a baax ba loi bi ak carte yooyu nga xam dañ ko yemale ñu war ko gën a doxal ci biir réew mi ak Jaxa Njaay. kuréel yi ëmb wayu laago yi fii ci Sénégal rafetlu nañu acte yi njiitum réew mi teg jëmale ko ci ñoom ñu fësali itam seen mbégte ci mbirum carte d'égalité des chances yi ñu leen indil. carte yi nag donc kon bu ñëwee dafa ñëw pour régler ay injustice bu ñëwee macha allah mu ngi commencé di régler ay injustice parce que lu ci jëm ci bourse sécurité sociale yi ak lu jëm ci encore ci wàllu faju bi di ñaan couverture maladie universelle bi encore ñu ngi ciy fexe bari di ci jàppalante ak handicapé ak encore ci li ñu naan accessibilité bu njëkk da nga ko doon xool structure publique yu bëri ak privé yi handicapé bu ñëw dañ ci am problème et c'est pas normal lépp loo xam dafa nekk tabax bâtiment newul fi réew bi yëpp donc ku nekk ku ci bëgg a ñëw da nga ci war a ñëw sans problème mais bi carte bi ñëwee ba léegi yaa ngi gis ne vraiment léegi actif képp kuy tabaxati bâtiment ak ku mu mën a doon dañ koy àndal ak rampe d'accès. mbébétu njiitum réew moom mi boole nañu ko ci plan Sénégal émergent ngir suqali seeni nekkin. Le chef de l'État a une grande ambition. njiitum réew mi mbébét bu mag la am ci ñi nga xamante ni dañoo néew doole rawatina ñun ñi nga xamante ne ñooy way laago yi te ci mbébétam yooyu bokk na ci jëmmal lii di carte d'égalité des chances te lu am solo la ci ñun moo tax ñuy sàkku ci ñu fexe nu ñu ko jëmmalee nu mu gën a gaawee. Vous connaissez notamment la carte d'égalité des chances. gannaaw ba nu àddoo ci seen jafe-jafe yi ñu jànkonteel wayu laago yi ñaax nañu état bi ci lu jëm pour taxawal carte d'égalité des chances yooyee ak njiit bu jóge ca ñoom bu leen di taxawal ngir seeni mbébét mën a sotti. Adja Ndiaye jaajëf ñu wax ci mbirum wàccaayu gàmmu édition 2016 ña nga ca dëkk bu sell ba Tiwaawan di ko waajal bu baax fi nag ñi ngi ci wàccaayu tëjtem burdu bi incha allah ajjuma ëllëg incha allah lu mel moo tax juróom-ñeenti fan mi ngi nii ña nga ca burdu ba muy guddi tàgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak di bàkk ay ngëneelam El Hadji Moussa Bey depuis Tiwaawan. Ligijaan di taalibe Serigne Babacar yaakaaruma ku naaw yàlla ku du Serigne Babacar si muy sama Serigne ma judd ci yaru ci màgg fi fekk si samay waajur looloo ma boole burdu bi ma jóge Thiès sunu borom dogal ba burdu bu tàmbalee ba léegi chaque jour man ak sama wëlëre bi nga gis sama wet muy Issa Abdourahmane Mbow ñu ngi ñëw chaque jour di teewee burdu bi fii. pratiquement bu ma amul contrainte toujours du may ñëw Tivaouane burdu en général
taalibe yi di bàyyeekoo fu nekk ci réew mi ngir ñëw rek mun a fekke li nga xam ne moo di burda bi fii ci Tiwaawan ku nekk nag ci ñoom di firnde lu waral mu taamu dëkk bu sell bii. burdu imam Boussirou bindoon pratiquement xaw ma ci woon dara mais boo ko daan dégg dafa ma daan marqué ci façon boo xam ni fii daal laa ko daan dégloo daan na am nag yeneen burdu yoo xam si ni mooy bu kaab di bind ak yeneen yoo xam ne nañ ko jàng mais burdu imam Boussirou moom vraiment li ma ci daan yëg daaw ma ko yëg fenn loolu moo taxoon toujours ma daan di ñëw Tiwaawan. feeg maa ngi koy man ba keroog may dugg biir bàmmeel maa ngi koy budde ci rawul Serigne Babacar bii ñaan sama soxla ñaanal sama njaboot ak mbooloom jullit. taalibe bi moom gannaaw ay déplacement am yo muy def bés bu jot ngir ñëw amal fi burda bi fii ci Zawiya Seydi Aboubacar Sy mu ngi firnde ni aljuma bu jot fii la koy fekk ngir jullee fi ak taalibe yi. amul luy xew Tiwaawan man ak sama wóolëre bii nga gis Issa Abdourahmane Mbour te duñ fi teew parce que ñun tarixa bi rek moo ñu ñor ci la ñu juddu ci la ñu màgg ci la ñu nàmpatal te mënuñu def leneen lu dul li suñu waajur yi doon def. ay dëkk yu ci mel ni Thiès Mbour Dakar taalibe yi ñoom fu nekk la ñuy bàyyeekoo ci biir réew mi ngir ñëw rek taataan fii ci source bu Tiwaawan bu burdu bi noppee nag ñu ci bëri dañ dellu ci seen dëkkuwaay donte am na ñoo xam ne ñoom dañuy préféré des ci dëkk bi di Tiwaawan ba ñu gàmmu ba noppi. El Hadji Moussa Bey ba tey Tiwaawan ak mbirum burdu bi ñu ngi wàcc jëm ci njeexintal gi ginnaaw ajuma incha allah muy suba lu mel moo tax oustaz El Hadji Ousmane Diagne ñëwaat na ci dëgg-dëgg lan mooy burdu ak it fan la jóge maanaam histoire am ñu teew la mu dénk El Hadji Moussa Bey. burdu téere la bu yàlla barkeel ki ko def mooy imaamul Busayri radiyallahu anhu mu nga faatu 1296 la faatu juddu 1208 faatu na ba am juróom benn téeméeri at ak ñeent fukki at ak juróom-ñett Seydi Hadji Malick soog a gane àddina waaye moom dafa def téere boo xam ne tudde ko burdu am na ñu ne alburu am na ñu ne dafa feebaran gént gis yonent bi solol ko mbubb mu wér am na ñu ne bi mu feebaree di taalif téere bi ci la wér Seydi Hadji Malick bi mu commencé di def gàmmo gis ne kat nit yàlla bu mag bii li mu def ci yonte muy fukki buntu fekkante wuñu jamono xamante wuñu waaye yéeg naa ne nattuwaay yi ñu natt ci xam-xam nit mënta def téere bu ëpp solo bii ci yonente bi Seydi Hadji Malick ne comme que borom xam-xam yi werante nañ ci yonente bi juddoom ci weer yëpp mu ne kon naa jël téere boobu di ko barkeeloo guddi gu nañu jàng benn bunt ba mu fukki doon fukki fan mu ndar képp fukki fan yi borom xam-xam yi wuute ne ci la yonent bi juddu noppalu benn bis fukkeel baak ñaar te borom téere yu bëri ne nañ ci la yonent bi juddu ñu gàmmo ci. ma nga noonu ne muy gàmmo 2016 DTV nan di ci ànd ak yéen boobaak léegi gis ngeen ko ni ngeen amee burdu yi en direct ba ëllëg incha allah waaye daañu topp gàmmo gi ci ay waxtaan yu yaat ñu ngi noonu ci bande annonce yi xibaar yi wu ci benn wàllu ñu xuusani wax ci soxal Dakar dem dikk léegi Sénégal dem dikk la ñu tuddee Sénégal président Macky Sall ma nga ci daanu njum tey ji lem directeur général bu Dakar dem dikk mi ngi ca Podor ak la ko wër doon fa lancé Sénégal dem dikk ñu teewlu Abdoulaye Wadianga reportage. wutali jëm département bu Podor nekk na loo xam ne lu jafe la ci jamono yi ñu nekk ngir rek ñu mën a dem foofule askan bi dafa di daal di def ay distance yu sori waaye tamit dañuy jànkonteel ay yenn jafe-jafe ngir ñu mën a saafara mbir mu ni mel groupe Sénégal dafa daal di lancé benn liaison ay bis yu ñu duppee Sénégal dem dikk bis yooyu sax ñoom ñooy def dim ak dëkk bi diggante Dakar ak région nord bu Sénégal. parce que suñu maam Abdou Diouf amoon na Sotrac suñu maam Ablaye Wade amoon na Dakar dem dikk suñu président de même génération que nous Macky Sall am na Sénégal dem dikk. bis yooyu dañoo am ay climatiseur ci biir ngir rek wone confort bi nga xam ne askan bi dina ko am. bus yooyu sax ñu ngi toll ci ay fanweeru bus. De mémoire de Sénégalais, nous n'avons jamais eu des bus climatisés interurbains. Partir à l'heure, revenir à l'heure, dans la sécurité, le confort et surtout la ponctualité. Gannaaw mbirum confort bi autorité yi ñu ngi daal di rek xamle ni li nga xam ne moom mooy njëg yi dinañ ko wàññi ba askan di mën ko jëfandikoo.
ñu ne prix bi dana cher ndax climatisation beeg yooyu man leen déet. mbir mu ni mel askan bi di ko rafetlu bu baax a baax. Les bus Sénégal Dem Dikk auront leur place de choix dans le dispositif institutionnel infrastructurel de la commune de Podor. cérémonie de présentation boobu ñu ngi ko daal di tàmbali ab caravane ci biir boobu la dëkk lu ni mel ngir rek ñu mën a xamal askan bi ne am nañ ñi ki tey jii ay moyens de transport yu leen di wàññil seen jafe-jafe ñuy jaaree fa tamit di sakku rek askan bi ñu jël boobule bokk moomeel comme seen alal. jaajëf Abdoulaye Wadianga waaye itam jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV lii moo laf laaj ci xibaaru marax yi gërëm leen bu wér bu leen toxal seenum seetaan day amaat xabaar léegi incha allah 20h ci français ak Adjaratou Léna Sarr bale boobu ñaan leen ñu bokk fanaan jàmm ak programme DTV illa liqa. ala nabi wa alayhim mbokk jullit yi ci kilifteefal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif général ku lu Tidiane ci njiital Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ak mbooleem njabootu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu commission décentralisation bu COSCAS ñooy woo mbokk jullit yi ci burdu yi ni amal ci mbooleem gox yi ci àddina rawatina fii ci Sénégal bu dee département Ndakaaru ñetti fan ci weeru décembre 2016 ca place Obélisque lañ koy amalee bu juróomi waxtu jotee ci ngoon bu dee Ndar ñetti fan ci weeru décembre 2016 ca tableau Tivaouane bu juróomi waxtu jotee ci ngoon gi bu dee ca Mbour ñeenti fan ci weeru décembre 2016 ca stade Caroline Faye juróomi waxtu ci ngoon Louga ñeenti fan ci weeru décembre 2016 ca kër Soxna Assou Sy juróomi waxtu ci ngoon Kaolack ñeenti fan ci weeru décembre 2016 ca Kaneen place publique ba juróomi waxtu ci ngoon Ziguinchor juróom-benni fan ci weeru décembre 2016 ca place Aline Sitoé Diatta juróomi waxtu ci ngoon bu dee Bambey juróom-ñetti fan ci weeru décembre 2016 stade Omnisport bu Bambey juróomi waxtu ci ngoon Mbacké moom di dalal burdu bi juróom-ñetti fan ci weeru décembre 2016 ca Jumaay Tijaan juróomi waxtu ci ngoon. jërëjëf El Hadji Assane Gueye Thiès tam kenn dem mu des ñoom itam daañu aaye burdu bi juróom-ñaari fan décembre bile bu 17h jotee ca promenade des Thiessois. ginnaaw bërëb yi ñu leen jukkeel yëpp nag am na it yeneen bërëb yu ñuy amalee burdu yi ci Sénégal Mauritanie ak diaspora bi ngir bépp leeral. wooteel ci 77 550 47 97 77 550 47 97. téeméer ak fukk ak juróomeelu édition gàmmu annuel bu Tivaouane DTV ne du si def si ginnaaw xibaar yi fii lay doon seeni émission naka noonu ñuy amal ay plateau yoo xam ni dinañ dellu si waat ci jàngatu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak li ñu fi Maodo bàyyiloon gàmmu annuel bu Tivaouane fii ci bërëbu Seydi El Hadji Malick Sy DTV du ci des gannaaw la magie de la télé. ku jógu wuy ji maam aas am say ngërëm ku am kër gu mel nii ci réew toogala ya rasulal ilahi fi kulli diinin laka minni tahiyatun wa salaamun. xew-xew bu am solo ci dëkku Seydi Hadji Malick Sy di Tivaouane ñii di waa son et lumière di woo askanu Sénégal ci ab ndaje bu am solo bu ñu fas yéene amal ci dëkk boobee ci thème bi ñu jàpp mooy Mohamed prince des lumières ñu fas yéene faa waxtaane ki gën ci mbindee fi alayhi salaatu wasalaam buñ ne suba la gàmmu gi ñu ci sàkku teewaayu